asalaamaaleykum mbokki internet Wassare TV tey ñu ngi fii si université Cheikh Anta Diop nekk buntu rectorat nekk benn mbir bu doy waar nekk ay étudiants nekk fii depuis démb entamé grève de la faim ngir am gain de cause si seen xeex bile ndax ñu bëri si ñoom dañ leen sanctionné si jamono bi ñuy waxee génn ni ñu ñëwoon fii ñun waa Wassare TV pour xam mbir bi nu mu demee. jox kàddu gi kii di seen responsable communication. salaamaaleykum ñu ngi siyaare Sénégal gépp di siyaare àdduna wërngal këpp di siyaare aussi téléspectateur Wassare TV yéen aussi ñu ngi leen di siyaare xëy na li ñu fi tax a toog mooy dañoo am loo xamante ni ñu ngi koy dund ci wàllu jaay doole ak ci wàllu ay kilifa yoo xamante ni dañoo juum te jàpp nañ ni seen juum googu dinañ ci delluwaat mooy bi ñu demee ay élection ba jóge ca dañoo gañe woon élection yi bi ñu ko gañee suñu ay naataango suñu ay adversaire bi ñu yëgee résultats yi certes nag résultats yi ñoom dañ leen a defal 0% loolu warul woon a mën a nekk ndax ci ñoom rek ñaar bu voté woon ñu am ñaari voix waaye bi loolu amee au lieu que ñu bind recours dañoo nekkoon di yàq biir université di def ay saccage di violenter ay nit bi loolu amee ñu xëy suba ki nga xamante ni moo ñu jiite suñu faculté muy le doyen génn benn décision comme quoi que élection yi annulé nañ ko dootul am bi loolu amee ñun aussi mu metti ñu bettuñu ñu ni nañ ko laaj bind ko message laaj ko lan moo waral mu jël décision bi sans pour autant moom mu jot benn recours boo xamante ni jóge na ci ñi nga xamante ni ñun ñooñ lañ doon jonganteel laaj ko aussi ni ko fàttali ko ay kàddoom yoo xamante ni ca daaw géej moo ñu ko waxoon ni ñu man li ma yitteel du ay élection yi nan lañ def ba gañe ko waaye kan moo ko gañee loolu moo ma yitteel ndax dañoo bloqué woon suñu ay puces bi ñu ñëwee wax ko dane loolu yitteelu ko alors bu nu ñëwee mu tëb jël benn décision boo xam c'est unilatéral ci lañ ko envoyé message bi xëy na chaque jour ñu ngi koy liiral ñi nga xamante nii waaw message bi maanaam lii la monsieur le doyen depuis le début on ne doutait pas de votre impartialité maanaam yow doyen bi nga xamante ni yaa ñu jiite ca commencement ba léegi nattablewuñu sa ñàkk a far fenn waaye li nga xamante ni moom génne nga ko comme communiqué jàppal ni képp ku nekk université am na ci mbetteel mooy décision bi ñu laaj ko ni ko kañ nga am dogalu di jël di wax ci ay résultats yoo xamante ni ay résultats élection la xamal ko tamit ni ko at mi nga xamante ni mooy atum daaw yow ci boppam ñu ngi la doon wax ni la suñu ñaataango yi ñoom jëloon nañ ay wàllu njuuj njaaj ci suñu ay puces yàq ko bloqué ko biñ la ko waxee da nga ni yow li la yitteel du nit ñi nan lañ def ba gagné mais li la yitteel mooy ki gagné n'est-ce pas xamal ko tamit ni ko jàppal benn mbir ñun gagné nañ élection yi te duñ dellu ginnaaw ci loolu biñ ko waxee loolu aussi ni ko nag tànk yaa ngi taxaw fi nga taxaw ñun aussi dinañ taxaw fi ñu taxaw bon biñ naan ko année blanche xam nañ ne année blanche loolu recteur mi sax moom en personne mënu koo décréter loolu année blanche buy day concerner université bépp kon benn nombre d'étudiants loolu mënu koo décréter donc loolu c'était des menaces yoo xamante nii c'était juste pour lui dire que on est plus que jamais déterminé et aussi il faut contextualiser bi ñu koy bind message bi aussi on agissait sous le coup de la colère mais ci message bi amul benn propos injurieux amul benn propos boo xamante ni c'était des menaces amul tamit benn propos boo xamante ni lu ñàkk ay teggin la donc est-ce que nekkul woon li gën ngeen jéem a ñaan audience toog ak moom waxtaan ak moom si loolu ngeen koy envoyer message lu tax mënuñu ko woon a ñaan audience moo doonoon moom dafa def loo xamante ni maanaam kenn mënu koo expliquer mooy ay nit di xeex
du ma ni xeex sax mais di yàq di def ay mbir ñu toog ba si yàgg ñoom ñu gis ñu statut ni yéen ñi doon yàq bàyyi leen seen yàq gi ndax suba incha allah dinañ annuler élection yi tey lañ jotee 23h nga statut loolu ñu xëy 8h yow li nga wax mu am si simple étudiant donc loolu naturellement daf ñuy jaaxal kon kooku jarul ñuy toog ak moom audience dañu jàpp ni waa waaw xam nga dafa am nu ñuy attee maanaam munoo fekk ñaari nit ñuy xeex rek nga doon juge nga ni yéen ñaar ñëpp suba fekk leen ma tribunal ki nga xamante ni mooy victime kooku dafa war a porter plainte ba pare bu porter plainte nag yow même soo fekkee sax il faut mu indi ay preuves yoo xamante ni day wane ni moom dañ koo tooñ même yow juge biy jugé bu fekkee ni fekkee nga xeex bi amoo droit juge ni diw mi moo tooñ il faut mu indi la ay preuves ba pare donc moom nag dafa àtte ci loo xamante ni jotagul benn recours pour mën a àtte. convoqué wul sa conseil. bon conseil de discipline conseil laajte parce que dégg naa moom nee na laajte na ñëpp donc bala moo jël décision bi annulé. waaw dafa amoon benn équipe bu mu doon liggéeyal ils étaient au nombre de 5 je pense bien n'est-ce pas nee na ñooñu la toogal ñoom ñu jël seen décision mais yooyu yëpp je pense que dafa am loo xamante ni moo ko gënoon a yomb li ko gënoon a yomb mooy ñun on avait gagné les élections et moom aussi xam na effort bi ñu fournir pour agsi fii ñu agsi ci élections yi ndax élections yi ku xam na ni élections yi élection électronique la du ay élections yoo xamante ni vote physique la da nga ciy dépenser xaalis bu bëri da ngay jënd ay carte de crédit jël ay cyber ñi nga xamante ni tey ñoo lay jàppale ci élections yi nga restaurer leen et tout ça li waral coono boobu yëpp nag ñu ko ciy def mooy dañu bëgg étudiant bi nekk ci jàmm ndax li fi nekk université ñun dañ koy ñaawlu université ak réewande gu mat sëkk dafay am loolu dañ koy dénoncer fépp ku ci ñëw jàpp ni fii sa kër waajur la wala yow fii sa titre foncier la alors que tel n'est pas le cas am na ñoo xamante ni sa waay seen yoon nekkul ci ay syndicalisme dañuy jàng wàcci dem uti liggéey dem teral seen ay waajur defar seen avenir alors ñooñu nag dañoo comprendre rugul maanaam système bi ni muy doxee mooy fii ab corruption bu mat sëkk dafay bëri mooy ci amical yi ci amical yi je vous le dis. parce que tey jii nekkul première élection bu électronique bi ñu organisé fii si université. non quand je vous parle de corruption mooy ñi nga xamante ni tey bu ñu demee ba gagné élection yi maanaam au lieu que ñu représenter étudiants yi duñ leen représenter yàgg ngaa dégg ñaan la ay université dañuy jaay ay néeg ak dañuy dugg ci ay njuuj njaaj ak buñ grévé dañ leen di corrompre ak yooyu yëpp yàgg nga koo dégg quand même. mais loolu yëpp dañ ko doon dégg mais si amical dañ ko doon dégg seen biir ñoo ko doon. waaw mooy li ma la wax nii. non man je parle plus de rectorat je parle des étudiants acte d'indiscipline yi nga xamante ni maanaam dañ koy def n'est-ce pas ma ne la ñun loolu la ñuy xeex ñun loolu lañ doon xeex looloo ñu tax dugg ci syndicalisme looloo ñu si téye aussi buñ demee ba nga xamante ni loolu gis nañ ni loolu jeex na fi maanaam ñu raxasu ci ba mu set wicc xam ne suñu mission mat na rectorat nag tooñ bi mu ñu tooñ mooy dafa ni maanaam ñii liñ leen toppee acte de violence la loolu lañ bind ci procès verbal bi alors que décision bi nga xamante ni dañ ko rendre jëmale si ñun su message yi ñoom dañ ni ci caractère insultant et menace donc liñ bind ci procès verbal publier ko sur le net ak li nga xamante ni loolu la ñu jox comme notification bokkul ñu xam ne nag dañoo juum moo tax il faut ñu reveniraat ci seen décision yàlla def na nag tey recteur bi woon nañu incha allah 17h war nañoo gisante ak moom réunion buñ gisante ak moom xëy na moom comprendre na message bi sanction yi dinañ ko lever ku ci nekk dellu ci si jàmm. loolu mooy seen xeex fu mu toll loolu rek moo nekk xeex sanction yi ñu lever ko wala non élection yi maanaam annulé nañ ko ba pare loolu ñun duñ si reveniraat même su fekkee ni dañ ñoo tooñ élection yi jarul ñu ci reveniraat ndax ñun duñ laaj loo xamante ni maanaam yëfi dof la yaa may dégg même su fekkee ni ñoo nekk ci dëgg loolu am na ñoom duñ ko mës a comprendre te duñ ko nangoo comprendre n'est-ce pas fi nu jëm mooy suñu étudiants yi nga xamante ni dañ leen a sanctionné suñu mbokk étudiants yi nga xam dañ leen a sanctionné au delà de ça beneen sanction boo xamante ni dafa laal étudiants yëpp mooy session unique maanaam benn yoon nga am droit def examen benn yoon boobu noonu yow mi nekkoon position de cartouche maanaam nga reprendre benn matière ngay reprendre pour toute une année boo ko jàllul yow moom université jeexal nga fi takk léegi bu fekkoon ni étudiants yi ñoo grève ba nga xamante ni dañoo agsi
ci fii ñu toll ñu mën a wax waaye prof yi ñoo grève fukki fan ak ñaar biñ grévé ni maanaam ñoom léegi temps bi du leen may ñu fi def ñaari semestre n'est-ce pas semestre normal ak semestre de rattrapage session normale ak session de rattrapage léegi li ñuy def mooy dañuy imposer session unique te grève bi du woon fac droit rek ñoo dem prof fac droit rek ñoo demoon grève prof faculté yëpp ñoo dem grève parce que SAES moo demoon grève te SAES ça concerne toute l'université toutes les facultés alors il faut qu'il arrête il faut qu'il pense à l'avenir de ces étudiants là nga xamante ni ay espoir lañ koo ci wax nag mun la pourquoi pas toogoo leen concentré wu seen ay études mais boo toogee concentré wu ci say études ñuy bafouer sa ay droit di bafouer sa ay li nga xamante ni loolu mooy sa àq ak sa yelleef intérêt bi xam nga wax naa la ko léegi dama ne la man du lu may niyee waaw xam nga d'accord xam nga dafa mel ni non grève de la faim bi ça n'a rien à voir ak amical grève de la faim bi li ko waral mooy dañ ñoo tooñ ni ñu dañ leen a dàq université yaa ngi may dégg waaw ci amical bi la jógee amical doonul loo xamante nii tey lu bon la parce que tey fi ngay liggéeyee war ngeen a am benn syndicat normalement n'est-ce pas bu ngeen matee 10 rek bu leen neexee ngeen former seen benn syndicat 10 rek bu ngeen ko matee bu leen neexee ngeen former seen syndicat à la normale ngir seen ay àq ak seen ay yelleef ki leen jiite mën koo respecter. université nag yaatu na yaatu goo xamante ni faculté bu ci nekk bu fekkee ni fac droit am na 13000 étudiants tey da nga bëgg étudiant bu ci am problème dem ci ni damay dem bureau doyen wala damay dem bureau assesseur xam nga loolu mënul nekk donc amical moo dox digg étudiant bi ak administration kon loolu du mënta ñàkk la mais niñ koy pratiquer moo baaxul ñun nag loolu lañ contre loolu la ñuy xeex te tant que ñu ngi fi incha allah yàlla di dogal ñu doon étudiant n'est-ce pas am droit pour wax ci dinañ ko wax te dinañ ko xeex bu yàlla dogalee nag ñu nekk feneen nit am ñeneen ñoo xamante ni maanaam ñu ngi leen fiy gis te li ñu doon xalaat ci université gëm na ni ñoom mën nañ koo continuer danañ leen jàppale ci loolu noonu. non gain de cause dina am parce que il a compris le message qu'on lui a lancé message bi ñu ko envoyé moom xam na ko message bi mooy non loolu mënul jël benn temps parce que le recteur non suñu ay discussion suñu ay négociation ak moom sori na du tey yàgg nañu waxtaan depuis bi mu jëlee sanction yi ba léegi pas bi mu jëlee mais commission bi mu jëlee sanction bi ba léegi ndax commission moom moo koy présider c'est le recteur il a des pouvoirs aussi n'est-ce pas bu ko neexee tey mu am lu mu signé xam nga ni kat ñii may toppe sangam ak nangam woote ko en urgence ñu statuer ci loolu tey ñun nous sommes des légalistes déposé nañ plainte au niveau de la Cour suprême ngir ñu revenir ci décision bi ndax décision bi de passage fa la ñuy jaare nuyu di sant di gërëm suñu ay avocat ku ci mel ni maître Bamba Cissé maître Khoureychi Ba ak maître Ñing xamante ni ay avocat la ñun respecté Sénégal duñ jël ay dossiers yoo xamante ni leer nañ leen dossier bi dossier ay njuuj njaaj la ñooñu lu ñuy dugg dañ ciy dugg ak ngëm-ngëm xam ne tamit buñ ci duggee dinañ ci am ndam donc kon yëf yi képp ku comprendre rek da ngay faret ci côté étudiants yi mais ku comprendreul nag après da ngay taxaw ci réseaux sociaux yi jàpp ni ñii violence lañ leen toppee ñun toppewul ñu violence. étudiants yi sanctionné nañ leen pourquoi ñoom ñu continuer di nekk université xam nañ université bi fi nekk amul benn enjeu bi fi nekk parce que da ngay jàng ba pare génn di sommet wala ngay dem di jaay leen est-ce que ñoom tamit jotul ñu jël seen avenir en main dem defi leneen. non lu tax comment se fait-il que nga jàng plus de 15 ans ñii 20 ans ñu dàq la benn jour rek nga ne da ngay décourager bàyyi. université bi du université privée université publique la sunu ay waajur dañ ciy participer n'est-ce pas xaalisu réew mi la am nañ droit jàng n'est-ce pas c'est notre droit le plus absolu buñ ñu dàqoon ci loo xamante ni dañ koo def dans ce cas d'espèce
dinañ mën a quitter université bi définitivement uti leneen mais lii yoon dañoo may ñu topp ko te dinañ ko topp te gëm nañ ni dinañ ci am ndam incha allah. merci beaucoup maa ngi leen di jaajëfal jaajëf.